communautaire ASC yi bu kenn wàcce sa loxo parce que bu ngeen seetloo kat boobu ba léegi affaire bi mi ngi doxa du caaginu nag ceeb ñëw na diwlin ñëw na ngeen ni affaire bi jeex na affaire bi jeexul de. li ñu leen waxoon démb ak barki démb moom lañ leen di waxaat tey. da leen takk masque yi. ci kaw loolu it kii di maire Thiénaba yokku si ne nag fagaru jot na balaa feebar bii di dafi jombe waaye nag moom fii ci commune Thiénaba ñu ngi def ay jéego yu am solo ngir gën a ñaax askan wi ñuy takki masque. préfet wax na ko léegi bu nu yaakaar dañuy jël ceeb bi ak diwlin ji ak suukar si dem rek tëdd ne affaire bi jeex na déedéet affaire bi des na kon maa ngi ñaan askan wi ñu gën a takkuwaat parce que feebar baa ngi gën a law ginnaaw mi ngi gën a law nag te am na système yu ñu doon def mais dañ koo war a yokk bu nu tëdd defe ni li nu ubbi yoon yi ubbi marché yi ubbi jumaa yi li xew nii jaaxle dong nga tax te nit ñee ko waral. di ay kàddu yoo xamante ne ñu ngi ko yëkkati ci daje bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal fii ci Thiénaba doon yëkkati nag ay dundu jagleel ko ñu toll ci 4 junni njaboot fekk baax fii ci diwaanu Thiénaba. Cheikh Anta Diop mu mel ni nag jàngoro ji amul tànk ginnaaw ca wowuli diwaan bu ñu fa jógee dañu dem ca Sikicoor xam ngeen ne nag li nga xam ne moom moo di explosion yu ndel yi nag mi ngi gën di bari bu ci mujj nag ñaari doomi aadama ñoom ñoo ci daal di ñàkk seen bakkan ñu bëri itam daal di ci am ay gaañu gaañu ba tax kuréel wa nga xam ne moom moo fa nekk di sàkku ci nguur bu Sénégal mu gën a jël ay matuwaay Boubacar Diassi ci reportage. accident ay ndel yu ñu seetlu ci diiwaan bët Saalum réew mi fan yi ñu génn waxloo na association nationale des victimes de mine mi fi fësal ab njàqareem. ñun yaakaar nañu ko woon loolu liggéeyoon nañu de telle sorte que amoon nañu espoir ni kii on tend vers la fin mais malheureusement lu xew fan yi encore a montré que liggéey bi jeexul et que dañu war a continuer encore parce que à l'espace de 10 jours 3 explosions par mine ñu xam te ne dañu plonger sur une situation bu nga xam te ne tey daf ñu yóbbu encore sur ay at ci gannaaw donc dafa mel ni liggéey bu ñu daan def amuloon njëriñ. ngir bañ a am ay civil yu tëb ci ay ndell kuréel gu ngànk victime de mine yi fii ci Sénégal di ñaan nguur gi mu gën a fësal ay matukaay yi nar a tax dawlax yu nekk ci dellu ci seeni dëkkaan ñu gën leen a xam te def leen moomel. programme de déminage boobu c'est toujours accompagné d'autres dañ ko accompagner ci yeneen activités yu nga xam ne éducation au risque des mines pour dem discuter ak nit ñi les expliquer que lan mine di def comme dégâts mais également dans des zones à risque fu nga xam te ne foofu am na ay ndel yi naka nga war a comporter wu loolu yëpp c'est des programmes yoo xam ne dañ ko daan dérouler fii donc yooyu yëpp à un moment dafa arrêté compte tenu des contraintes yu nga xam te ne mënuñ ko tax na liggéey boobu mënul continuer donc moo tax ñu ngi ñaan tamit état bi mu ngi ci en tout cas gëstu bu baax pour que vraiment loolu mu continuer parce que ça ne sert à rien population yi di retourner ba pare mënuñu dem ci seen ancienne localité yi mënuñu dem seen ancienne terre fu nga xam ne foofu seen tool yi foofu mooy la ñu mën a def toute seen activité. association bii di ASVM di ñaan it nguur gi moo wàccoo ak ay xeetu communication yu gën a dëppoo ak contexte bi ñu nekk nii rawatina ngir gën a aar daw la xuy yi. c'est vrai comme l'a dit le président de la République ñu ngi ci xee si ennemi bu nga xam ne kenn gisu ko. c'est bien qu'il y ait des moyens yu ñu déployer pour lutter contre loolu dafa baax ñi yëpp ñu ngi ci respecté mais tamit boo xoolee par rapport fii Casamance si li nga xam te ne conflit bi daf ko jur mooy ndel yi am na tey localité yu bëri yu nga xam te ne tey mënuñu dem si seen localité on peut dire que presque ñooñu ils sont confinés à Ziguinchor ou bien ils sont confinés dans d'autres communes ñu nga xam te ne ils peuvent pas mënuñu dem ci seen tool yi mënuñu béy mënuñu def dara donc ces gens-là on peut dire qu'ils sont en semi-confinement donc loolu moo tax tamit puisqu'il y a des efforts qui ont été déployés pour que au moins que ñu mën a xeex contre jàngoro ji nous pensons que lii tamit jàngoro bu nga xam te ne tey dañ ko war a xeex pour que mu mën a jógee fii et que vraiment les gens ñu ku nekk fu mu nekk nga mën a dem foofu. ñu jàpp ni lu ëpp juróomi téeméer victime de mine la ñu daal di recenser ci Casamance. xupp yi nga xam ne def nañ ko jëmale ci ki nga xam ne moom moo di Aïda Mbodj njiit bu commission des lois nag di ko ñaawlu bu baax a baax waaye itam di xamal rek ne Aïda Mbodj du wecc si lu nu mel benn yoon naka noonu itam moom muy xam rek ne nguur bu Sénégal dina def kéem kattan ki xam lu nu mel nag di Dieng Mandiaye Ba ñu teewlu reportage bu Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. ci majorité bi la bokk teewul député bi la Dieng Mandiaye Ba xamle ne naataangoom bi di Aïda Mbodj ci plein droit la nekk interpellé ki di ministre de la santé mu ñëw kon faram-fàccee question d'actualité ci assemblée nationale. lii mu wax itam yoon moo ko may ndax article 93 bu règlement intérieur bu assemblée nationale moo ko may tey lu mel nii mu mën ko def ndax it
loo gis teg ñu di ko def ci assemblée nationale ci mu ngi sukkandiku ci règlement intérieur su fekkee ni respecté na règlement bi ak loi bi yaakaar naa ni président assemblée nationale incha allah dina ko def ndax tey muy ministre yi muy président de la république ñoom ñëpp war na ñëw jàkkaarloog ñun waa assemblée nationale ci cadre loi de ratification bi wax ñu li nga xam ni moom lañ leen joxoon muy loi d'habilitation bi lan lañ ci def ak naka lañ ko defee. ci menace de mort yi nga xamante ni nag moom la Aïda Mbodj ne moom lañ ko def ci téléphone kii di Jéema Ndiaye Ba doon présidente commission des lois bu assemblée nationale nee na naataangoom bi bu mu tiit benn yoon ndax état baa ngi fii ngir aar kaaraangeem. te yaakaar naa ne ci état de droit la nekk menace rek taxul ñu ni dinañ ko gaañ wala dinañ ko def dara bon nag yaakaar naa ne. gouvernement Sénégal nañ ci taxaw ba protection ba war ca moom en tant que député ñu def ko ci. moom Jéema Ndiaye Ba doon kon responsable politique alliance pour la république ci département bu Nioro doon tontu kon question d'actualité yi ci benn cérémonie de remise officielle biñ doon jébal ay masque kii di préfet département bu Nioro loolu nag bokk ci initiative bi nga xam ni waa ministère de la femme tàmbali nañ ko ngir xeex mbas mi te mu doon point focal initiative boobule ci département bi jigéenu Nioro nag daal dinañu collecté lu mat 19 000 masques. ñu wax ci leneen mbokk yi maa ngi leen ko doon junju ci bopp xibaar yi coowal suuf ca département bu Linguère lu ni mel nag daal di féewale ñaar ci ay commune bu Thiamène ak itam Thiamène Pass ak itam fa nga xam ne moom moo di commune bu Kamb ba tax itam ñi nga xam ne rek moom moo di jiit bu moomeel bu Kamb daal di yëkkati ay kàddu jëmale ci nguur bu Sénégal mu daal di rek indi rek li nga xam ne moom moo di njàpp ndalam balaa jëf di weesa di ab tool woo xamante ni daal dina leen xàjjale seen ak biir toll ci fukk ak juróom ci ay hectares ñu teewlu ki nga xam ne moom moo di Birane Ba Mamadou Moustapha Ndiaye moom moo taataan ay kàddoom. naqar bu mag lañ am ci li nga xam ne moo xew diggante commune bu Thiamène Pass ak commune bu Kamb et ñu jël benn tool boo xam ne ki nga xam ne mooy Moussa Ndiaye nekk maire de Thiamène Pass daal di ko affecté sunu biir commune tool boo xam ne mi ngi toll ci 15 hectares. tool bi nag programme bu ñuy wax ANIDA moom moo ko financé. ñun ñi ngi lancé appel rawati nag président de la république son excellence Macky Sall moo ñu njaboote ñun ñëpp mbir mi nañ ko réglé suñ ko réglé wul ñun danañ ko réglé suñ bopp wala nga xam ne wala ñu xam ne bakkan dana fi daanu. donc il est temps maintenant que ñu réglé ko une bonne fois pour toutes. donc tool yi wala suuf si suñ bakkan lañ ci teg. kon nag autorités yi ñu ngi leen di wax ne ñu ñëw régler problème bi xam nañ ne commune bu Thiamène Pass avant que ñuy def réunion le 2 déjà matériaux yi ñëwoon na suuf si xeer yi ñoom def nañ le 2 réunion man ñëw naa fi le 3 di vérifier fekk naa ñu commencé gas fekk naa ñu teg ay xeer ak suuf loolu lu muy wone que peut-être ñoom délibération bi ñu leen jox délibération bu fictive la leneen li seen réunion bi ñu def commune Thiamène Pass mais am na ci conseil yoo xam ne waxoon nañ leen ne ku mel na Ndiala président sortant bu Thiamène waxoon na la est-ce que foofu du commune Kamb fi ngeen bëgg def tool bi mu ne leen encore foofu ngeen bëgg def tool bi jur gi foofu lay jaar suy màng jur gi jóge Waalo jóge Jolof yëpp fii la ñuy jaar pour màng jëm côté Saloum. bu bokk moomeel bu Kamb ngeen doon gis noonu waaye tam suñu ndaw ya nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ca woowule diwaan dem nañu jokkoo ak ki nga xam ne moom moo di jiit bu mbokk moomeel bu Thiamène Pass li mu xamle moom moo di dina ci àddu fii ak bés yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal dañuy wax ci leneen mbokk yi mu di rek li nga xam ne moom moo di ñàkkum ndox ci askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca moo Ndiobène nag di ab commune boo xamante ni ma nga nekk ca Jokkul Mbelbuk ca département bu Kaffrine askan wa ñu joxoñ baraamu tuuma di Félix O reportage bu Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp. meew Ndiobène ak juróom-ñaari dëkk ya ko war ndomba ay weer a ngi ni amuñ ndoxum forage muy siit ci seen robinet yi askan wa Félix O lañ ci joxoñ baraam. bañ xamee Félix O ba léegi mosuñoo am lu ñu neex. Félix O bañ ko xamee ba léegi dafa damm suñuy tànk mënuñoo may ndox mu doy léegi nag mënuñoo am ndox tey mënuñoo am ndox suba meew Ndiobène am na juróom-ñetti dëkk yoo xam ne ñoo ko wër. man 2014 laa fi nekk borom dëkk ba léegi mosuma fee gis benn jafe-jafe ndox ren nag bi ñëwee ne dañuy jël ndox mi at yëpp ñu ngi koy soow bëgg koy jël keroog bañ koy jël maire xoo nañu jokkul ñun 34 villages yi nekk ci commune bi léegi nag xamatuñ pexe. ndox moom jigéen moom dafa war a am ndox ndax jigéen moo yore njaboot léegi nag ñun liñ suñ jafe-jafe ci ndox mooy biñ ñu indilee table solaire bi mënuñoo am ndox sonn nañ jigéen
ñi sonn nañ taayi nañ bat bu set ñu ngi ci teen bi di root. gannaaw bañ fa sampee ay panneaux solaires rek ngir mu doxal forage ba ci la société bi nag ne faw mu déqati groupe ba daal di koy yóbbu askan wi ne déet du ca dal. menacé kenn mënut a wax léegi nag bañ ñëwee yónni nañ ay ndaw dox ñëwuñ sax nuyu waa dëkk bi ci fële lañ jaaree rek gaare seen 4x4 ne dañu jël moteur bi dem yóbbu ko xam nga fu ñu koy yóbbu te ñun moomuñ moteur bi ñun ñoo ko moom ci la waa dëkk bi ñëwee fipp nag ne moteur bi du dem tey du dem suba heureusement yàlla baax na ba bakkan dootu fi mais bakkan moom na fi rot bi ku mënta jël population bi benn par benn bañ jeex boo ñëwee fii doo jël machine bi duñ jël machine bi solaire yi baaxul ne soo demee ne bay yu sax mu ne solaire yi baaxul. ñoom li ñu yaakaar mooy waa meew njóobeen moo bloqué seen i tiwo ya ba sax dem na ba indi réeróo ci seen biiri mbokk. meew njóobeen ak yeneen dëkk yi leen wër seen diggante dafa rataxoon mais léegi commencé na ñagas li ko waral parce que ñoom foog nañ ne ñun ñoo leen di xañ ndox ba léegi ñu ngi ñuy indil ay problème guddeeg bëccëg suba ngoon te yàlla xam na ni ñun xañuñ leen ndox waa Flex'Eau ñoo leen di xañ ndox loolu na leer. Omar Diaye ñeneen ñuy ñaxtu du ndox leneen la mu di ñàkkub kaaraange di askan wa nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca département bu Nioro ay addu kalpe yoo xamante ni sonal nañ leen 8 bés bu yàlla sàkk ñuy def ay njombe foofee nga xam ne moom moo di Nioro ba tax itam jiit bu bokk moomeel bi di yëglu di sàkku itam ci askan wu Sénégal mu def daal di def kéem kattan ci mbir mu ni mel dañ koy teewlu moom Abdoulaye Ba lay wuyoo ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Diamé ak Fally Gueye ñoom ñoo taataan ay kàddoom. foofu ne nii daf ñuy jaaxal agression yi bëri na accident yi bëri na ba ci démb lañ fi attaqué benn boutique dóor gardien bi dóor yu métti ba mu mujj jën àddina loolu métti na Nioro dafa na ci position boo xam ne dafa favorable dañ nekk li ñuy wax transgambienne bi ñu defaree le pont de Farafenni ba léegi Nioro situation bi dafa dina danse accident yi bëri nañ ñu ngi encore une fois di remercier le ministre xam nañ ne mu ngi ciy dox gis nañ les pas qu'il est en train de faire il a envoyé yónni na benn mission bi ñëw na li ñuy xaar li ñuy ñaan mooy nañ tabax nu mu dana daawee bu fekkee dañuy loué nañ loué bu fekkee dañuy tabax nañ tabax bu fekkee aussi dañ am pen fu ñu soxla ñun niñ def ba jël sapeur yi ñu ñëw ñu jox leen place mën nañ def noonu bu fekkee police day ñëw ñun daal vraiment nu mu gën a daawee lañ soxlaa ndax dafa urgent ndax li fi xew métti na. lii leen nag ab ndimbal ki ko joxe di directeur général bu Sonacos ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wa yeewoo ca département bu Kébémer ndax xam na ne li nga xam ne moom moo di mbas mi daal na def ay njeexital ci wàllu koom ba tax itam mu daal di jëral ay jiwu ak yeneen yu ni mel daal di koy jagleel askan waa ñu teewlu Modou Diagne Fada Thierno Fall moo taataan ay kàddoom. li gën a ñor nit ñi mooy ñu ci bari laaj ci Kaffrine ñu ci bari sonn na moo tax ñu jël ceeb war ko séddale ci fukki commune ak juróom-ñeent yi nekk biir département Kébémer waaye tamit jamonoy nawet lañ nekk ku wax nawet da nga wax mbay te ku wax mbay da nga wax jiwu waaw ndax dama bëgg nag département Kébémer yi tamit bokk ci département yi nga xam ne mbayum gerte dafay gën a sax te dafay gën a jëm kanam kon loolu moo tax ñu indi jiwu yi léegi leen li topp mooy aliment de bétail ñu am aliment de bétail bu nga xam ne ci jur gi la jëm ndax jur gi yi tamit ñoo ngi nit ñi ñooyam rek bu nit ñi fatigué jur gi fatigué kon jur gi yi tamit war nañ leen taxaw ñu jënd ay tonnes aliment de bétail aussi teg ko ci loxo maire yi pour que bu ñu demee ba seen dëkk ñu xool sàmmkat yi ko gën a yeyoo ñu seet nu ñu leen cay joxe lañ leen ci war a jox. ñeneen ñoo xamante ni indi nañ seen ak njàppandal ci jamonoy mbas mi di conseil d'administration bu banque mondiale fas yéene gunge réew bu Sénégal ndax ku nekk xam na ne mbas mi saa yu teroo rek dina def njeexital ci dëkk yi naka noonu itam ñu daal di ficci ay koppar yu takku bu ñu ko xayma daal nay toll ci téeméeri millions de dollars yooyu nag si suñu ay koppar ay milliards yu bari la bokk na ci xeex li nga xam ne moom moo di Covid 19 ñu teewlu tënk li ak Ibou Diouf. muy koppar bu ñu teg ci taabal bi waa banque mondiale jagleel ko Sénégal ngir xeex bi ñu sumb ak jafe-jafe yi nga xamante ne mooy bàyyeekoo ci mbas mi di coronavirus. banque mondiale nag taxawu na Sénégal baaxe ko ci ab koppar boo xam ne
dina ko may jafe-jafe yi ñu nemeeku ci yenn fànn yu bëri ñu mënti indi ay saafara ci loolu nag ñu ne waa Banque mondiale baaxee nañ ci Sénégal lu toll ci 30 milliards 174 millions ak itam ci weneen fànn wa nga xamante ne rek mën nañ ko jaaral ci bor muy 30 milliards 174 millions ci fànn wa boo ko boolee nag dina may Sénégal mu gën a taxaw ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ni mbas mi di coronavirus jural na ko réew mi naka noonu nag réew mi nee na dina def kem kàttan ngir lépp lu aju ci bile feebar ñu muti taxaw ni mu ware su ko defee tamit entreprise yi nga xam ne dañuy yëngu ci secteur privé ñu mën leen taxawu ngir li nga xam ne mooy seeni liggéeykat ñu mën leen jàppale bu baax a baax bu ko defee rek fitna duñ ko ci nemmeeku ñu ne nag waa Banque mondiale ñoom xam nañ leen di taxawu réew yi nga xam ne rek dañu xaw a néew doole lool di leen baaxee ay koppar ngir yenn jafe-jafe yi ñu mën ci indi yeneen taxawaay ñu ne nag fii ak fukki weer ak juróom yi di ñëw waa Banque mondiale fas nañ yéen rek yokk koppar bi ngir lépp li nga xamante ne mooy réew yi fette ci wowule fan ñu mën a gis seen bopp ci boobule ndimbal ñu ne nag lu aju ci xeex coronavirus moom bëgg nañ ci taxawu réew yooyu su ko defee rek ñoom ñu waajal li nga xam ne mooy njeexitalu boobule feebar su ko defee rek ñu mën a tàmbaliwaat seen koom-koom fexe tamit ba askan wa fay dund mën a am nekkin bu mucc ayib. Ibou Diouf cant ak ngërëm ñeel na la mbokki porte du 3e millénaire soriwul fi ñu nekk ci Médina la nekk bile monument nag néew na ay doomi aadama yoo xamante ni jamono yi daañ fa dem ngir rek daal di féexlu bokk na ci lu ni mel nag barab ba na mu mel jamono yi suñu ay ndaw doxantu nañ fa daal di séq ak waxtaan ñenn ñoo xamante ni fekk nañ leen fa Alxasan Ba ak Pape Sangone Mbaye. fii la tànn gis ne wéet ngir ñëw def li nga xamante ni moom mooy ay révision moom étudiant bi nekk ca master ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar mu ñëw profiter itam ci li nga xamante ni moom mooy ngelaw lu féex luy bàyyeekoo ci géej gi fii ci porte du millénaire ab monument bi nga xamante ni amoon na ay jamono ñu bëri dañ fi doon ñëw waaye tey ji nag mu uute lool. li fi ñu daan ñëwee au début ñu mu daan feesee léegi wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax man depuis licence 1 ba léegi man fii laay jàngee. fii laa mos a jàngee quoi. gënoon na yaaññi nii daal gënoon na rafet xam nga gënoon na neex a féexloo ko par rapport ak léegi ni mel. ñu gis ne ni ñu yoree bërëb bi moo des. manqué na entretien bu baax a baax a baax ni ñu ko daan toppatoo au début fleurs yi ñu daan jiw côté bële yëpp li boo xoolee amatul en plus boo xoolee passage yi ñu daan wàccee escalier ak paa bi yëpp boo xool yëpp toj na yëpp yàqu na quoi. on mairie bi laa ko mën a jiñ de. mairie bi état ñoom daal ñoo waroon toppatoo fii daal gouvernement bi daal defar ko mu mel comme ni mu meloon avant mais fii gis nga léegi ni mel ni mu changé. ci plage bi nga mën a seen ay ndaw yi nga xamante ni ñu ngi entraîné boo taxawee itam ci porte du millénaire nga mën a seen îlot Serpent wante itam benn pàcc bu yaa ci li nga xamante ni moom mooy nit ñu occupé suñu littoral bi. littoral bi lépp jël nañ ko di ko tabax. xam nga fii amatul gis nga fi gars yi di entraîner nii sax benn espace bu ndaw la jël nañ lépp jaay ko xam nga borom kii daal ñëw nañ doole yi xam nga jaay ñu doole te ñun jeunesse bi ñun tamit soxla nañ littoral bi. man littoral bi je suis entièrement d'accord pour que ñu aménager ko pour population bi c'est pas joli que ñuy gis ay étrangers ah wala ay profiteurs yoo xam ne nii même pas 2 ans ci biir nguur gi. ñuy am alal ju toll noo xam ne ni mooy loolu di brader suñu suuf si yëpp mënuñ la jox poste nga nekk fa pour liggéey pour réew mi ngay profiter pour yow loolu c'est inhumain looloo tax nit ñi ñu bëri dañuy frustré wu. porte du millénaire ñu tabax ko nag ci jamonoy nguuru président Abdoulaye Wade mu soxlawaat ci jamono ji ñu yeesalaat ko ci askan yi nga xamante ni nag jàpp nañ ni li leen dese ci ay place ci littoral bi néew na lool. Alxasan Ba leneen loo xamante ni bëggoon nañ ko wanale ak askan wi di statut bu Faidherbe bu maa ngi leen ko doon junj sànq ci bopp xibaar yi waaye itam ñàkkul ne lu ni mel di ngeen ko am ci suñu yeneen jotaayu xibaar jàpp leen ne bi la statut nag ñu ngi ko daal di daloo ci ñaar fukki fan ci weeru mars atum 1887 xam nga ne lu ni mel nag jamono yi daal di nay jur coow lu rëy ginnaaw nag coow li nga xam ne moom moo am ci àdduna wërngal këpp ba tax yenn ci ay statut ñu koy
daal di simpi fii ci réew bu Sénégal itam am na ci nag ñenn ci askan wi yoo xamante ni ñu ngi àddu lu ni mel ay laaj yu bëri nag daal di samp ci ñu ndaw la nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu Ndar di Ousseynou Diop dina ci dikk ak ñun ci suñu yeneen jotaayu xibaar. dañuy wax ci leneen mbokk yi mu di lekk Lac Rose foofee nag xam ngeen ne zone touristique la ñu bëri ci askan wi dañu fay faral di dem di saytu woowulee barab wala bokk ñenn ci askan woo xam ne dañuy bàyyeekoo ca réew bu tugal bokk na ci ay doomi aadama yoo xamante ni ñu nga fa bu ñu ñëwee dañuy jël ay ndaamaar ngir rek daal di leen wan a lekk boobule bërëb jamono yi nag mu mel ni lu bëri dafa xaw a tagga témbe xam ngeen ko mbas mi ko waral boobule zone dañu fay dem Fat Bintou Konté ak Thierno Mindi daal nañ koy xamale ak askan wi ñu seetaan. ci site touristique yi nga xam ni ñoom la ñuy gën a visiter fii ci Sénégal moom moo di Lac Rose tourisme local bi daf fi développé bu baax a baax te activité yu am solo nag lay fi faral di proposer ñoom guide yi lee bokk na ci lii nga xam ne moom mooy doxantu bi ñuy def ci oto yi ñu naan quad te di ko faral di def ci dune de sable yi nga gis. Lac Rose tey jii nii boo fi ñëwee pour visiter bon ñeenti activités yi ñoo fi am pour def visite bi comme lu mel ni quad yi. soit aussi am na ay 4x4 mooy comme Land Rover yële ngay séenale mais Land Rover yi ak 4x4 yi ñoo yem même circuit boo xamante ne moom la ñuy def si au niveau du Lac Rose bu fekkente ne 4x4 bi Land Rover bi wala quad bi ñoom ñooy dem ci dune de Paris Dakar yi dem visiter aussi plage bi s'amuser aussi si désert beeg yooyu noonu loolu rek moo fi am comme activité pour visiter ak 4x4 bi wala quad bi soit aussi mën nga dem ci booru lac bi visiter foofu tamit montagne xorom yeeg podium de Paris Dakar bi fi rallye Paris Dakar bi doon arrivé dernier stop bi quoi bu njëkk. véhicule yooyu nag ñoo koy faral di dawal moo di xale yi nekk fii ci ñàgg te xam bu baax fii nga xam ne moom mooy zone bile te ñu ci ëpp sax dañuy servir lu ñuy wax guide touristique. xam ne comme tubaab bi aussi ñëwatuñ Sénégal parce que fi mu nekk ni Sénégal tourisme local moom moo fi am léegi si lañ commencé andi fi quad yi ak 4x4 yi pour def activités yi léegi comme tourisme local moom Sénégal léegi clients yi sénégalais yeeg ñooñu bu ñu ñëwee ñu leen di proposé quad yi ak 4x4 yi pour ñuy dem ci dune de Paris Dakar yi bon s'amuser si booru plage beeg s'amuser aussi si dune de Paris Dakar yeeg yooyu affaire yooyu mais activités yu neex la yu rafet. circuit bi nag ñoom ña ngi koy faral di wéccoo diggante 15 000 à 30 000 francs bokk na daal ci maanaam nombre heures yi nga xam ne moom nga bëgg. ay circuit bu fekkente ne dafa am ñaari façon circuit dafa am circuit 1 heure de temps dafa am circuit 30 minutes bu fekkente ne comme quad bi circuit 1 heure de temps 25 000 la bu fekkente ne 4x4 bi aussi 1 heure de temps bi 4x4 bi dina jël 7 personnes 8 personnes boobu tamit aussi 25 000 la 1 heure de temps bi 30 minutes bi bu fekkente ne quad bi moom mooy 20 000 bu fekkente ne 4x4 bi 30 minutes bi moom mooy 15 000. ñoom quad yooyu nag dañuy faral di servir ambulance bu fekkee lap am na ci géej gi de ndax ñoom rek ñooy véhicules yi nga xam ne mën nañoo yéeg ci suuf si yegg ba ca géej gi. non par exemple boo xam ñun fi ñu dëkk ak fii dafa mën na 2 kilomètres 3 kilomètres fii ak géej gi mën naa li mën a 10 personnes la 15 yoo xam te ni lab nañ fii quad moo koy jëli soit suñuy 4x4. bi coronavirus bi duggee fii ci Sénégal ba tey ñoom jeunes yooyu fi mu ne nii amatuñu benn activité ndax clientèle bañ daan faral di am gisatuñu leen. métti na trop parce que fii moom comme tourisme local moom moo fi am te Sénégalais yi xam nga am na ñoo xamante ne nag dina ñëw parfois ci samedi ak dimanche bi mais du bari comme ni mu daan bari ci été beeg affaire yooyu noonu mais sant yàlla rek. baax a baax parce que fii nii comme pendant moment été bi nii da daan bëri ay nit mais fi mu nekk nii moom. gis nga dara amu fi métti na trop mais sant yàlla rek quoi. sant yàlla Fat Bintou Konté ñu sant la yow itam gërëm la mbokk yi foofee lay jaar daal di buur yi la jotaayu xibaar di daje bi ngoon lay doon bu 19h30 jotee daañu fi teewaat fi ci leen xibaar yi ci kàllaa mooy kocc lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fii ci télévision Futurs Médias kenn dal ak jàmm.